saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. salaamaaleykum askan wi tey jii ci bésu gaaw juróom-benni fan ci weeru juin 2020 jot nañu résultat yi ci mbas mi ñuy wax Covid-19 fii ci Sénégal ci junni ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-ñeent fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mooy ñi nga xamante ne moom lañuy wax contact mooy maanaam ñi nga xamante ne suñu bërëbu liggéeyukaay yi fajukaay yi ñoo leen di topp te leen di saytu. am nañu ñeenti cas nag li ñuy wax cas importé mooy ñu ngi dugg si fii ci réew mi jàll ci aéroport bi ñuy wax aéroport international Blaise Diagne bu Diass ñetti cas ñoom la ñuy wax ne ay cas communautaire lañ te tey jii ñu ngi leen di gis ci Dakar Plateau fii ci Dakar am na benn fee ca Touba am nañu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci ñi nga xamante ne feebar nañu bi ñu leen saytoo seen yaram anatul ak doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak juróom-ñett cas grave nag am nañ ko ci suñu bërëbu sawetaas yi mooy maanaam service réanimation yi nekk ci biir l'hôpital yi ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci l'hôpital yi fi ñu leen di fajee seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan ci bésu tey bii bi mbas mi Covid-19 duggee ci Sénégal ba léegi ñu fàttaliku mooy ci mois de mars bi mu amee ñaari fan ñu ngi toll si ñeenti junni ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ñi nga xamante ne ànd nañoo ak doomu jàngoro yi bi ñu leen seetee gis nañ ci yooyu ñaari junni ak juróom téeméer ak fukk ak ñaar ñoom wër nañu seen yaram kenn gisatu ci doomu jàngoro ji ñeent fukk ak juróom-ñaar génn nañ àdduna làkku nañu ci ñi nga xamante ne ñoo des ci bërëbukaay yi liggéeyukaay yi fajukaay yi bu baax laa wax te ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ministère de la santé ni mu koy waxee suba su ne mi ngi dolli di ñaax askan wi fii ñu tel tey ci mbas mi ñu gën a dooleel te di topp tegtal yi nga xamante ne ñu ngi leen koy jox li ñuy wax geste barrière bu ñu ko defee mbas mi dina mun a génn suñu réew fii ci Sénégal. ma dellu si waat di wax di fàttali ni ba mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi toll léegi ci ñetti weer ci ñetti weer yooyu nag ministère de la santé lëkkaloo na ak bépp secteur de développement ñëpp amul kenn ku ci génn sa loxo ba ci société civile yi au niveau communautaire ñëpp kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp jàpp nañ ci xeex bi nga xamante ne moom la ñuy wax feebar bi nga xam ne coronavirus moo ko dugal Sénégal. boobaak léegi nag suba su ne ñu wax leen résultats yu takku yi nga xam ne am nañ ko ci gis ngeen ne Sénégal am na vraiment ay efforts yu bëri yu mu def pour que malade boo xamante ne dugal nañ ko tey ci biir l'hôpital yi ñu jël ko ci anam ba mu gën a leeree. gis nañu tamit ne suñu laboratoire yi nga xamante ne bu njëkk xëy na daaw heure bii ñu ngi doon am tiitaange mais gis nañ ne Sénégal am na taxawaay lool ci wàllu laboratoire. gis nañ te ci engagement communautaire loolu nag dafa baaxee ci ñun lépp loo yëkkati Sénégal ñëpp ñooy booloo ànd si ñu ngi ñaan tey fi nga xam ne mbas mi ñëw na waxoon nañ leen ko ca njëlbeen ne nañ bu ñëwee dina am doole loolu képp kuy expert xam nga ko Sénégal. donc chiffres yi nga xamante ne day gën di bëri yaakaar nañ ne tamit mun na gën di bëri mais li am tey solo mooy ñu mën koo contenir mooy ñu mën koo fexe ba téye ko. ci loolu nag dafa am loo xamante ne ci fan yi di ñëw gaa def nañ ay jéego yu bëri ci li ñuy wax cas grave mooy ñi nga xamante ne sonn nañ mooy ñi nga xamante ne ñu ànd ak yeneen jàngoro ñuy wax maladie chronique waxoon nañ ko fi. mais yooyu yëpp tey dinañ ko gën a natt gën a dooleel suñu bërëbu fajukaay yi. gën a dooleel personnel de santé bi nga xamante ne gërëm naa leen tey ci turu ministre de la santé action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr ñu gën a dolli ba nga xamante ne cas grave yooyu gaa bu mbas mi kon ne di am xëy na dina am mais li am solo tey te ëpp doole mooy bu ñuy egsee ñu teel leen a détecté te def jumtukaay yi nga xamante ne ñoo am te teg nañ ko fi ba nga xamante ne yàlla dina ci mën a def lu am solo ñu wër ba dellu seen ay njaboot. loolu tey nag boo gisee tey ñuy remercier aussi mën naa ko wax ci turu ministre de la santé action sociale. bërëm réew mi bi nga xamante ne bërëm dëkk bi moo defoon ay mesures yi nga xamante ne moo tax waxoon nañu ko mu leer
ne bu ñu ko defuloon xëy na tey jii dina gën a saafaanoo ñu ngi ko ciy gërëm di ko sant ak mboolem ku mu àndal tey ci gouvernement bi ak nit ñi nga xam ne ñoo koy jàppale. donc dinaa bàyyi bu si kanamee sama naataango yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ak ñun ci comité national de gestion des épidémies mais ànd ak ñëpp tey pour wax yeneen stratégie mooy maanaam yan doxalin la ñuy xali def ndax kat changement am na fukki diwaan ak ñeent mooy région tey am nañ mbas mi mais également ci département de Dakar am na loo xamante ne bëri na fi rawatina biir région Dakar ak Thiès ak Touba maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. maa ngi bàyyi sama naataangoo docteur Abdoulaye Bousso bi nga xam ne moo yor cellule opérationnel mu ñëw yegg leen stratégie yi nga xamante ne moom lañ nar a def ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di leen gërëm di leen sant di leen nuyu ci wàllu mbas bi gis nañ ko ñëpp mas bés bu ne ñu joxe fii li nga xam ne mooy am cas yi ñi am gis nañ ni bés bu ne cas yi ñu ngi yokk te loolu loo xam ne lu leer la cas yi wàññeekuñu ñu ngi yokk. am na liggéey bu bëri boo xam ne ñu ngi koy def ci ministère de la santé si jiitu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr fi ñu xalaatoon ni mbas bi dina fekk eggu fa loolu au moins am nañ ci loo xam ne leer nañu ñi ñëpp li ñu xalaatoon foogoon nañ ni mbas bi dinañu gën a sonal parce que am na ay mesures yoo xam ne njiitu réew bi jël na ko ministre de la santé jël na ko personnel bi de la santé ak yeneen secteurs yëpp ñu ngi ciy liggéey ba nga xam ne fi ñu ko xalaatoon eggu fa mais fi mu egg aussi xaw na jafe fi mu nekk nii parce que gis nañ ni am nañu lu ëpp ñeenti junni malade ci dëkk bi ñeenti junni malade boo ko sóorul woon mu ñëw ci sa système de santé dina am lu mu ci def donc loolu nañ jàpp ne aussi du loo xam ne dafa yomb ci système de santé bi. te xool nañu fii ak entre weer bi ñu génn ak weeru léegi cas yi yokku nañ lu ëpp ñetti yoon mais ci ñi nga wàllu wër am na loo xam ne vraiment jéego yu bëri am nañ ko ci yoo xam ne xool nañu ñiy wér yokku nañ lu mat juróom-benn yoon. ñi faatu nag loolu moom mooy mbir bi nga xam ne moom la ñu war a bàyyi xel parce que ñi faatu mi ngi yokku je pense ñu ngi gis presque bés bu ne ñu annoncé ñoo xam ne faatu nañ ci feebar bi. et boobaak léegi ñu ngi woon ci juróom-ñett ñoo xam ne faatu woon nañ ci weer ba le passé fi mu nekk nii ñu ngi ci ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne faatu nañ donc loolu mooy indicateur boo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax muy wan ni naka la feebar bi di duggee ci biir dëkk bi et aussi ñi nga xam ne dañu faatu seen kër donc dafa nekk mbir boo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax. ci wàllu ñi nga xam ne ñoo am feebar bi bu ñu xoolee ci ñu ngi wax cas communautaire def naa Sénégal léegi ñëpp xam nañ luy cas communautaire bu ñu jàppee ci téeméer fukki yi ñooy ay cas communautaire donc loolu bari na parce que bi ñuy njëkk a tàmbalee ñu ngi woon ci ay ñett wala ñeent léegi jëm nañ ba fukk dinañ ci dellusiwaat parce que bu ñu continuer aussi di circuler te du ñu respecter mesures yu ñuy am li ñuy digle cas yooyu mun na gën a yokk. cas yi nga xam ne ñoo jógee bitim réew nag loolu aussi ba léegi situation bi stable na même si dégg nañ fan yi en tout cas dégg am nañ ay cas yoo xam ne jóge nañ bitim réew dugg ci dëkk bi loolu du ñàkk bu ñu jëlee téeméer bu ne à peu près ñaar ñoo jógee bitim réew. ñi nga xam ne ay contact lañ mooy ñi nga xam ne dañu taqaloon ak ñi nga xam ne dañu am jàngoro bi feebar ñooñu bu ñu jëlee téeméer bu ne juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar. ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ testé positif donc ñooy ëpp mooy ñi nga xam ne ñoo taxal ñi nga xam ne ñoo am feebar bi suñu jubloo aussi si ñi nga xam ne ci wàllu feebar bi naka la leen di dalee seen yaram jàpp nañ ni suñu jëlee téeméer bu ne juróom benn fukk yi amuñu benn mandarga seen yaram maanaam dañuy leen di tester parce que tout simplement dañu nekkoon ak koo xam ne am na cas wala peut-être ñu tukki ñëw ñu ne leen il faut ñu xool seen yaram bu ñu ko xoolee gis feebar bi ci biir donc ñooñu ñooy juróom benn fukk yi donc jàpp nañu lu bari la ba loolu tax na sax ñu bari dañu jàpp ni feebar bi amul mais lu am la donc juróom benn fukki nit yooyu ci téeméer bu ne du ñu am benn mandarga seen yaram donc boo ñu xoolee surtout ñi nga xam ne à peu près juróom-ñaar fukki yi ñooy am mandarga seen yaram buy tàng di sëxët wala di am yeneen symptômes yoo xam ne ñoo leen di jublu ba ñu dem ci service de santé. ci wàllu gox yi ci weer bi ñu génn ñu ngi woon ci juróom fukk ak benn gox ci région yi léegi région yi yëpp am nañu ay cas donc amatul benn gox ci Sénégal boo xam ne amul cas bu fa nekk boo xam ne génn na fa boo xam ne nekkuñu di ko faj. te bu ñu xoolee aussi suñu district yi parce que suñu organisation système de santé bi dañu xaaj région yi en district de santé et am nañu juróom benn fukk ak juróom-ñeenti district ci dëkk bi
et bu ñu xoolee ci juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeenti district yi juróomi fukk ak benn am nañu ay cas donc xayma bu am solo la ci district yi donc loolu war nañ ci bàyyi xel ni feebar bi mi ngi ci dëkk bi mi ngi ci gox bu ne ci ndakaaru la gën a tare parce que ndakaaru moom la ñu jàpp ni bu ñu jëlee téeméer bu ne juróom-ñaar fukki ak ñeent ci ndakaaru la donc loolu du ñu bett trop parce que Dakar mooy capitale bi Dakar moo ëpp nit ci Sénégal donc Dakar dëkkuwaay bi moo gën a serré donc loolu feebar boo xam ne ci noyyi bi lay génnee contamination bi dafay gën a gaaw. ci wàllu góor ak jigéen yi nga xam ne laal na leen nag góor yi ñoo ëpp tuuti parce que boo jëlee téeméer bu ne juróom fukk ak juróomi ay góor lañu. ñeneen ñi ñooy jigéen ñi loolu moom parce que mën nañu wax ni amul trop solo góor ak jigéen lay laal te ni mu leen di laalee benn la. ci wàllu waa kër docteur yi ñi liggéey kër docteur donc loolu aussi am na solo parce que gis nañu ñu ngi koy wax ci médias yi que laal na leen mbas bi te jàpp nañ ni fi mu nekk nii am nañu téeméer ak fanweer ak juróom benn yoo xam ne am nañu feebar bi suñu wàll ñi liggéey kër docteur. donc ci loolu ñëpp la laal personnel docteur yi médical bi personnel paramédical yi infirmier yeeg sage-femme yi ak personnel administratif yi ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi ci l'hôpital bi. te bu ñu jàppee ñi nga xam ne ñooy infirmier yi ak sage-femme yi bu ñu jëlee téeméer bu ne ñeent fukk ak juróom yi ñoom la bu ñu jëlee ci docteur yi bu ñu jëlee téeméer bu ne fukk ak ñeent yi ñoom la. donc loolu am na solo te day am impact aussi ci wàllu liggéey bi parce que ñooñu bu ñu feebaree dañuy obligé ñu génne leen seen bërëbu liggéeykaay donc loolu loo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax et ministère de la santé en tout cas chaque jour ministre de la santé joxe ndigal bi par rapport ak protection wu personnel de santé bi donc am na jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko ci pour jox leen jumtukaay yi nga xam ne moo leen war a aar ba nga xam ne feebar bi du leen gaañ maintenant ci wàllu waa kër docteur yooyu seen fi ñu jëlee feebar bi dafa am ñaar am na ñoo xam ne dañ ko jëlee ci seen liggéeyukaay soit ñu ngi ci seen clinique wala ñu ngi l'hôpital am na ñoo xam ne dañ ko jëlee seen kër donc mooy cas yi nga xam ne ci dans la communauté lañ ko jëlee. mais lu ñu war a mën a noter rek mooy ci wàll yi nga xam ne fa la ñuy fajee ñi am jàngoro bi amuñu ci équipe yooyu en tout cas ba may wax ba léegi kenn koo xam ne am na feebar bi donc loolu am na solo bu baax et wane ni effort bi nga xam ne ñu ngi koy def. pour que personnel boobu ñu mën a leen protéger ci wàllu laboratoire bi aussi def nañu ay jéego yu bari ci laboratoire léegi romb nañu fukk ak juróom-ñeenti junni test yoo xam ne def nañ ko ci dëkk bi weer bi ñu passé ñu ngi woon juste ci fukk ak benn junni donc am na effort yu bëri yoo xam ne def nañ ko laboratoire Institut Pasteur laboratoire IRSF bi ñu ngi def ay jéego yu bëri am na ay laboratoire yoo xam ne am nañ ko ci biir gox gi ci biir Kolda ak ci Touba yoo xam ne dina may résultats yi teel a génn ñu mën a def analyse yu bëri. et bu ñu xoolee ci wàll boobu boo jëlee téeméeru test bu ne Institut Pasteur moom mooy def juróom-ñeent fukki IRSF mooy def fukki. donc wàllu laboratoire moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax et puis di leen gërëm ci turu ministre de la santé ci liggéey boo xam ne ñu ngi koy def te am na yeneen xalaat yoo xam ne ñu ngi ci pour yokk sites yi nga xam ne gox yi nga xam ne war nañ fa mën a def test yi. ci wàllu bërëbu fajukaay yi ñu ngi woon ci ñaar fukki bërëbu fajukaay et amoon nañu fukk ak benn gox yoo xam ne amoon nañ fa bërëb yu ñuy faje nit yi. wante léegi gis nañ ni gox yëpp am la feebar fa la nekk donc fukk ak ñeenti goxu Sénégal yëpp am nañ fa ay centre de traitement fanweer ak ñett léegi lu ñu am li bërëb yoo xam ne dañ fay faje ay nit ci loolu juróom-ñeent yi mooy bërëb yi nga xam ne du l'hôpital ñu ngi wax site de prise en charge extra hospitalier mooy bërëb yi nga xam ne mun na nekk l'hôtel mun na nekk centre d'accueil dañ koy jël ñu aménager ko comme l'hôpital def fa ay lal def fa ay docteur def fa ambulance yoo xam ne dañ fa mun jël ay nit donc yooyu am nañ ci juróom-ñeent ci biir dëkk bi yëpp et donc lépp li ci des mooy ñaar fukk ak ñeent yi yooyu ay bërëb yoo xam ne ci biir l'hôpital la foofu la ñuy fajee malade bi di balaa may eggali jeexal di wax ci wàllu ndigal en tout cas décision yi nga xam ne chef de l'État jël na ko ñun ñu reconnaître ko vraiment accepter ko comprendre ko suñu kàddu rek mooy ñu ñaaxaat askan bi ñu xam ni feebar bi dañul
du parce que dañu ne mën ngeen dem fu leen neex ñu jàpp ni feebar bi dañ na gis nañu ci bés bu ne chiffres yi ñuy joxe feebar baa ngi ci dëkk bi feebar baa ngi law ci dëkk bi donc loolu nañ ko jàpp waa Kër Docteur ñu ngi def lépp lu ñu mën gis nañ ni feebar bi fi ñu ko nattoon eggu fa donc parce que décision yi nga xam ne jëloon nañ ko daf ci impacté mesures yi nga xam ne ministère de la santé ministre de la santé jël na ko ak waa Kër Docteur ak ñëpp ñi nga xam ne ñuy jàppale tax na ba feebar bi téye nañ ko ci benn walla boo xam ne fi mu nekk nii suñu système bi mi ngi koy attan mais fu ñu jublu nii bu fekkee bàyyiwuñu ci xel mun nañu indil ay jafe-jafe yu gën a bari parce que bu fekkee nit yi dañu jàpp ni que léegi mun nga dem fu la neex mun nga tukk fu la neex feebar bi du la def dara parce que tout simplement ñi nga xam ne ñoo ci ëpp bu leen feebar bi dalee du ñu am benn mandarga seen yaram mun nañu indil jafe-jafe te jafe-jafe yooyu dinañ ko natt ci ñaari mbir essentiellement mooy li ñu naan cas grave ñi nga xam ne dañ nekk sauvetage parce que loolu bu ñu ci jubluwul cas yooyu dina gën a yokk parce que tout simplement bu nit yi gën a dox feebar bi di gën a law mag yi mu leen di gën a dal ñi nga xam ne dañu am ay feebar seen yaram mu gën leen dal donc loolu warul ñu jaaxal bu fekkee topp ñu ndigal yi ñu joxe cas yooyu dina gën a te cas yooyu ñoo ñu gën a sonal ñoo gën a metti te suñu l'hôpital yi amuñu attanuñu loolu donc loolu dañ ci bàyyi xel bu baax ci beneen wàll bi aussi mooy ñiy faatu loolu aussi mën na yokk donc loolu dafa nekk indicateur yoo xam war nañ ci bàyyi xel bu baax yeneen indicateur yoo xam ne peut-être dañ ci am beneen gis-gis mooy cas communautaire yi ñuy wax parce que loolu aussi même chose lay nekk bu fekkee dem nañu ba nga xam ne ñëpp bàyyeeku nañu cas communautaire yi sax mën nañu wax dootu amati njëriñ parce que cas communautaire yi dañ koy compter par téeméer donc bu demee ba xam ne tas na ku nekk yaa ngi wër cas communautaire yi loolu day indi problème bu gën a rëy parce que boo ñu xamul ku nekk ku la wàll dina indi jafe-jafe ci réew mi donc ñu bàyyi xel ci yi nga xam ne mesure barrière yi ñuy wax raxas loxo yi sol masque yi sorianto bi loolu léegi lañ ko war a gën a farlu ci situation bu ñu nekk te ñi ngi xaw a suñu xel mi ngi xaw a tey tuuti bu ñu gisee léegi askan bi ni ñu ko jàppee ñi ngi xaw a bàyyeeku te loolu nañu jàpp ni génnaguñu li dal Europe États-Unis France Italie jombaguñu ba léegi parce que ñoom bu ñu xoolee ci seen wàllu mesure loolu la ñu gën a yokk fi mu nekk nii bàyyi nañu mais yolomaluñu ci benn wàll ci wàllu sol masque ci wàllu sorianto bi et ci wàllu raxas loxo yi donc ñun bi nga xam ne am nañu effort yu bëri ministère de la santé def na ko ak secteur yëpp ba nga xam ne xaw nañu téye feebar ba eggul fi nga xam ne fa la waroon egg bu ñu bàyyee suñu loxo mun nañu indil beneen rebond boo xam ne mun nañu indil ay jafe-jafe donc di jeexal ci loolu vraiment di ñaan nit yi nañu dëkk ak jàngoro bi mais bu ñuy dëkk ak moom nañu aar suñu bopp aar ñi nga xam ne ñooy suñu mag yi aar ñi nga xam ne dañu am yenn feebar seen biiram ma leen di gërëm di leen sant je passe la parole au professeur Seydi di jeexal rek di jox kàddu gi professeur Seydi jërëjëf. feebar bi ñetti weer yi mu fi def 2 mars ba 2 juin dal na fi presque à peu près ñeenti junne nit si ñeenti junne nit yooyu ñeent fukk ak ñett faatu nañ si presque téeméeri nit yu nekk benn loolu soo ko gisee am na lu ko waral xëy na ay xale ñoo ëpp Sénégal mais it ay mesures yu ñu jëloon mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci teel ak aussi toppatoo yu ñu toppatoo malade bi donc feebar bi sonnaluñu comme ni muy sonnalaate ci àdduna bi parce que soo jëlee région Afrique OMS daanaka téeméer bu nekk ñaar ba ñetti nit dina faat seen bakkan soo jëlee àdduna bi chiffre OMS soo demee ci site OMS nga gis chiffre yi da nga gis daanaka téeméer bu nekk juróom benn faat na seen bakkan waaye loolu nag tekkiwul ne dañu war a bàyyandeku dañ sant suñu borom waaye ñu gën a góorgóorlu ci prévention bi nu munta demee nañ xam ne feebar bi ñi muy gën a sonal mooy ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at ak ñi nga xam ne dañu am yeneen jàngoro waaye nag duñu nëbb ne faat na fi ay bakkanu xale loolu dinay am donte ne bëriwul ñu moytu parce que xale bi su demee ne man du ma sonal mu am ko ñëw jox ko ki nga xam ne dafa am jàngoro beneen lu mel ni ay asthme ay diabète ay hypertension ak yooyu daf leen di mettre en danger loolu nag mooy profité aussi loolu rek di jaal ñëpp ñi nga xam ne seen waajur perte nañ leen ci feebar bi su loolu passé nag dama bëggoon balaa maa gën a sori wax comportement bi nit ñi am par rapport ak ñi am feebar bi feebar bi rusluwul feebar sa rusluwul waxatuñu feebar bi loolu tax na ba nga xam ne ñu bëri
nangootuñ consulter man nit ñi dañ may woo xalaat loolu si ñoom wax la signe yoo xam ne dañ ko am waaye ragal lu ñuy wax moo tax duñ dem hôpital. am na ñoom feebar yu garaaw toog seen kër bañ a ñëw am na sa ñi nga xam ne personnel de santé la ñuy liggéey ndax gàcceel bi ñu leen di gàcceel maladie démb rek maa ngi si waxtaan ak professeur Bey loolu nag suñ ko defee danger lay nekk si malade yooyu parce que dina leen gënal ñu toog faatu seen kër danger la ñu nekk si ñi nga xam ne dañ leen wër parce que duñu jël moytu ni ñu war a moytoo danger lay nekk si li ñuy liggéey parce que suñu liggéey bi yëpp mën na nul su boobaa kon boog il faut que nit ñi ñuy bañ di am comportement bu ñaaw par rapport ak nit ku feebar te feebar bi feebar la comme yeneen feebar yi ku am grippe doo ko daw waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen tuberculose moo gën a gaaw wàlle fuuf te loolu nit ki su ko amee dañuy jël ay précautions mais duñ ko jàppee comme feebar boo xam ne feebar bu gàcce la donc il faut nit ñi xoolaat seeni doxalin par rapport ak loolu su loolu passé nag nañ xam ne lu ñu def prévention dina am toujours cas yu ñëw cas yooyu nag il faut ñu faj leen nu mu waree faj bi nag dafay tëdd ci ñaari fànn d'abord kiy liggéey kër docteur am nañ malade yoo xam ne dañu am complication yu garaaw mais yàlla dimbale ñu teel ko gis amul ñetti fan sax amoon nañ ci cas loo xam ne soo ko teelee gis nga réglé ko amul problème mais soo ko teelu gis malade bi faatu kon faj bi am na solo am na ñoo xam ne dañu am feebar bu làqu bu déclenché en même temps par exemple am nañ cas yoo xam ne yu bëri yoo xam ne dañu am diabète boo xam ne feebar bi moo ko yee su ko yee na nga def attention ci feebar bi diabète boobu gën a garaaw mu rey ko ci lu gaaw fekk yow yaa ngi def sa xel ci feebar bu le rek donc docteur bi il faut mu xam lu muy def mais il faut aussi mu am ay jumtuwaay ci jumtuwaay nag ñëpp d'accord nañ ci lépp li am coow rek mooy hydroxychloroquine azithromycine bi coow bi bu muy bëri nag journaliste yi ñu ngi ma doon woo tout le temps ak lépp waaye li indi woon coow bi yëpp man jàng naa ko xam naa li ci nekkoon jarul perdre une minute te li ci jot ñëw yëpp won nañu ko comme ñun ñu ngi gëstu nag li ñuy gëstu la ñuy jàpp ba gis leneen ñun loolu pour nit ñi ñu xam ne looloo tax mu bëgg a insister rek ci loolu donte ne du loolu rek moo ci am solo du loolu sa moo ci ëpp solo dañ ko wax ba mu leer nañ ci gëstu bi ñu gëstu nag dañ ko def ci maladu hôpital Fann maladu Diamniadio ak Dalal Jàmm parce que recherche dafa diis te métti def ko Sénégal yëpp dafay jafe ci ñun de toute façon chiffre Sénégal yëpp am ngeen ko ak docteur Bousso donc loolu kon warul nekk problème gëstu bi ñu gëstu nag def nañ ko ci juróomi junne ak juróom fukk ak juróom-ñeenti malade yi nga xam ne ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñetti yi ëpp nañ fukki at ak ñaar âge bi nga xam ne mooy âge li ñuy wax âge médian 50% au moins ci ñoom 33 ans la ñu am waaye nag am na ñoo xam ne 4 semaines la ñu am ñoo xam ne 85 ans la ñu am kon ñëpp bokk nañ ci njàngat bi ñu doon jàngat góor ak jigéen yi nag ñoo ci yem daanaka juróomi nit yoo jël am na kenn ku ci am sooxaale beneen feebar kon nit ñu jàppale loolu ne ku am beneen feebar rek soo ko amee da ngay faatu déedéet suñ la fajee faj la normalement ñi ci faatu yi tuuti la loolu yi ñu jàpp ko nit ñi di bañ a tiit ci loolu soo amee problème nga teel a ñëw dañ lay faj nga wér comme ñëpp loolu moom bëgg naa nit ñi xam ko bu baax a baax ñi amoon ay signes soo ko jëlee ci suñu série bi 65% c'est-à-dire téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom yi ñoo ci amoon ay signes waaye soo jëlee Fann juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo amoon ay signes parce que malade yu gën a garaaw gën a nekk problème dañoo d'accord nag équipe bu professeur Bey dañ leen di yónnee d'abord Fann parce que xam nga Fann fekk na réanimation bi pare ak yeneen yu taxoon ñu doon privilégier Fann loolu mooy indi différence bi par rapport ak chiffres yi au niveau national. garab bi nag gis nañ ne ñi ñu koy jox ñooy gën a gaaw a wér parce que fukki fan ak genn wàll à peu près la ñu wér ñi jëlool garab yooyu ñoom dañ def fukki fan ak ñett te ñëpp ñi ko jël balaa complication am ñoom ñëpp wér nañ kenn amu ci complication kenn faatu aussi su fekkee ci wàll yaramu nit ki nu mu koy nangoo li ñuy wax événement indésirable fukki nit ak ñaar
ñoo ci am problème à peu près 2%, c'est-à-dire téeméeri nit yoo jël ñaar ñi am problème mu cardiaque yi ñuy wax te problème cardiaque yu mineur la daanaka jege na benn nit ci téeméeri nit yoo jël te yooyu yëpp bi ñu arrêté garab gi mu dëñ amuloon benn bu ci grave amuloon benn bu ci am problème. Donc ci gàttal traitement bi baax na pour malade bi gën a gaaw a wér kon wàllaateem gën a gaaw a jeex baax na it parce que c'est bien supporté. ñun gisaguñ ci lor am na ay lor yu ndaw yu muy indi mais loolu du indi benn problème ñenn ñi sax dañuy continuer seen traitement malgré li njëkk loolu bëggoon nañ ko wax ba mu leer. su loolu passé pour bañ a gën a guddal sama wax damay peut-être yem foofu rek di gërëm chef de l'État ndax jàppale bi mu ñu jàppale de manière concrète damay faral di wax ku nekk yaa xam sa bopp man du ma wax boo xam ne. C'est comme ça pour la forme diplomatique lu ma wax rek dafa am fu ma ko teg li chef de l'État def yëpp sax waxaguma ko mais li ma wax déjà nit ñi dégg nañ ko donc loolu jàppale moom amul benn werante mooy remercier it ministre de la santé ndaxte war na ma kóoluteem ak liggéey bu muy def subaak ngoon guddeeg bëccëg pour feebar bi jóge fi di remercier le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation man université la professeur université donc maa ngi koy gërëm bu baax ci ni muy liggéey ci secteur boobu di gërëm ñëpp ñi nga xam ne aussi ñu ngi yëngatu ci feebar bi parce que comme li ma ko wax ñun ñooy feeñ waaye du ñun rek di beral cant aussi ak gouverneur yi nga xam ne daje naa ak ñoom gis lu ñu liggéey sur le terrain mel ni gouverneur Tamba gis naa décision yu mu fa jël ak nu mu fa doxalee gouverneur Kolda gouverneur Ziguinchor di leen sant ñoom ñëpp sama collaborateurs yi aussi direct yi parce que équipe bi ma am moom yàlla xam na ne foofu moom maa ngi sant sama borom déggal nañ ma ñu ngi liggéey bu rafet noonu lañ mos di mel noonu lañ mos di doxalee te mu nekk mbégte bu rëy ci man sama yeneen collaborateurs yi surtout Institut Pasteur de Dakar parce que recherche bi may def yëpp ñun ñoo ko def ensemble ñu nekk nit ñu xarañ ñu compétent surtout ñu jub ñu honnête ñu juste loolu dafa am solo nit lu mu am xam-xam te jubalool ci collaboration kooku du am benn njëriñ di remercier vraiment ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci liggéey bi di remercier presse bi di leen ñaan nag ñu continuer dañu jàppale ci sensibilisation seen rôle am na importance lool di remercier peuple sénégalais bi parce que seeni ñaan seeni félicitations seeni encouragement yëpp ñu ngi koy gis jërë ngeen jëf léegi nag maa ngi woo professeur Bey mi nga xam ne moom mooy responsable SAMU national ak lépp luy wàllu réanimation ci Sénégal parce que ñun ñooy liggéey ensemble ci prise en charge. maa ngi sant ministère de la santé ak ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ci confiance bi nga xamante ni en tout cas jox nañu ko ñun SAMU national ci cadre riposte bi. ñu ngi ko doon wax léegi ñetti weer jàll nañu depuis bi ñu commencé bi ñu duggee ci épidémie ak léegi ñu ngi félicité di ñaax encore suñu collègue médecins yi ci liggéey bu xarañ bi ñuy def suñu collègue infirmiers yi suñu naataango infirmiers yi ambulanciers yi yeneen paramédicaux ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi liggéey ci kër docteur ñi nga xamante ni amuñu guddi amuñu bëccëg amuñu samedi amuñu dimanche ñi ngi daw pour wàllu suñu compatriotes yi maa ngi ko doon wax yoon bi gudd na am na lu bari lu ñu def waaye li ñu nekk ci kanam tamit war nañ ci bàyyi xel bu baax ñu ngi ko fa doon wax am na weer que mun nañu xaar ni nombre de cas yi dina yokku professeur Seydi wax na ko léegi docteur Bousso tamit waxoon na ko que su nombre de cas yi yokkoo tamit mun nañu xaar ni nombre de cas graves yi dinañ yokku am na weer amoon nañu junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas si ñooñu amoon na ñaar fukk ak juróom ñett yoo xamante ni amoon nañ ci cas grave ñoo xamante ni vraiment sonnoon nañu te si ñooñu amoon na juróom yoo xamante ni ñàkkoon nañ ci seen bakkan ñi ngi leen di jaale ñi ngi jaale également seen mbokk yépp un mois après tey nii ñi ngi am ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak juróom cas confirmé am nañu tamit juróom ñeent fukk ak juróom benn patient
yoo xamante ni mun nañu wooyee ni ñi cas grave lañu sonn nañu te ñi ngi leen di faj nañ leen ci service réanimation yi. si ñooñu am na ñu si ñàkk seen bakkan tamit am weer 8 la ñu woon fi ñu toll nii ñu ngi si ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñàkk nañ si seen bakkan si ñooñu nag Dakar la ëppee parce que tout simplement cas yi tamit Dakar la ëppee donc même répartition bi la am. waaye am na ñoo xamante ni faj nañ leen ci Touba am na ñoo xamante ni faj leen ci Ziguinchor am na ñoo xamante ni faj nañ leen ci Tambacounda ci malade yooyu nga xamante ni jot nañ leen ci service de réanimation yi ñi nga xamante ni wax nañ ni am nañ cas grave suñu xaymaa seen at yi mi ngi nekk ci juróom benn fukk ak benn at waaye ki gën a ndaw amoon na fanweeri at ak juróom-ñett et ki gën a mag amoon na juróom-ñetti fukk at ak juróom. góor ñi nag ñoo ci gënoon a sonn ñoo ci gënoon a bari parce que soo xaymaa fu ñu amee juróomi góor benn jigéen lañ fa amoon. seetlu woon nañ tamit que malade yooyu nga xamante ni fajoon nañ leen ci suñu service réanimation yi ñu ci bari at bi waaye tamit amoon nañu li ñuy wax ay feebar yoo xamante ni dañ ko doon faj ñuy wax comorbidité ci ñooñu nag. tension ak feebaru xol souvent sax ñoom ñaar ñooy dañuy ànd ak jabet ñoom ñoo ci gënoon a bari waaye amoon na yeneen yu ñu gis muy yaram bu bari li ñuy woowe obésité maladie respiratoire chronique li ñuy woowe BPCO ci français wala asthme ñooy tamit gisoon nañ ko waaye li ñu xayma woon mooy malade yooyu bi ñuy yegg ci sauvetage ñoom ñëpp amoon nañu difficulté pour noyyi ba pare ci seen poumon yi amoon nañ ci ay lésions yoo xamante ni seetlu woon nañ ko ci boobu nag tamit seetlu nañ tamit que ci malade yi ñu hospitalisé woon pour cas grave yi ci 96 yi fukk ak juróom ñett amoon nañu complication rénale ba tax ñu def leen ci dialyse ci boobu sax tax na parce que bi ñu leen di yóbbu ci dialyse ci service su dialyse yi classique yi lañ leen doon yóbbu daal di defar circuit pour bañ wàllante bi waaye nag loolu am na gàllankoor bi mooy lan am na parce que am nañu population boo xamante ni dañu am insuffisance rénale chronique dañu leen di dialyser presque 3 fois par semaine loolu tamit da doon indi gàllankoor ci seen rendez-vous yi moo tax ñi ngi nekk di liggéey defe naa ni altine dina tàmbali que ci centre de traitement yi nekk Dakar yëpp ak centre de traitement yi ci région yi yëpp nañ fa installer ay générateur de dialyse yoo xamante ni exclusivement loo xam pour ñi nga xamante ni am nañu complication maladie bi rek la. ci loolu tamit lalu réanimation yi ñi ngi ciy liggéey musuñu ci taxaw ñi ngi ciy liggéey di ko yokk dinañ ubbi hôpital Dalal Jàmm goo xamante ni lalu réanimation yi ci feebar bi rek lañ koy jagleel ba ñuy génn ci mbas mi. hôpital Matlaboul Fawzeyni tamit ñi ngi fay préparer benn centre de traitement bu am solo ak service réanimation boo xamante ni tamit loolu lañ koy utiliser pour wàllu ñi nga xamante ni dañuy am complication ci mbas bi. ci li ma naroon terminer mooy am na ñu bari ñoo xamante ni dañoo feebar mais dañu ragal dem ci kër docteur loolu nag lu am solo la parce que ñooñu seen feebar yooyu suñu demul consulter ñu faj leen wala suñu jëlul seen garab nu mu waree ñu suivre leen maanaam dinañ am complication yoo xamante ni moo ëpp sax complication yi nga xamante ni épidémie bi mbas bi moom moo ko nar a indi ñooñu tamit ñi ngi leen di ñaan ñu ngi leen di sàkku ñu dem respecter seen rendez-vous ñu dem ci kër docteur ñu seet leen faj leen balaa ñu indi yeneen complication te maa ngi leen di fàttali tamit que ci structure de santé yi am na ay mesures yu am solo yu ñu teg yoo xamante ni ku fa ñëw di consulter vraiment amuloo dara loo xamante ni da nga ko gisee ak ñi nga xamante ni am nañ feebar bi def nañ circuit yoo xamante ni vraiment c'est tellement bien balisé que vraiment ces malades yooyu amuñu benn risque boo xamante ni suñ ñëwee hôpital dinañ ko gis. maa ngi tamit di fàttali que ministère de la santé am na benn cellule d'alerte bu mu teg dama koy fàttali bu baax parce que lu ëpp nit ñi dañuy juum ci numéro yooyu pour koo xamante ni dafa xalaat ni am na feebar bi dafay woote li ñuy woowe numéro 19 19 day fonctionner 24 heures sur 24 su boobaa dinañ ko laaj
ay questions dinañ envoyer également ay nit ñu ñëw defal ko prélèvement souvent district yi la waaye tamit si biir structure de santé yi ubbi nañ fa tamit ay sites yoo xamante ni mun nañ fa defal nit prélèvement nit koo xamante ne mi ngi sa kër sonn nga am nga problème pour noyyi wala am nga benn gàllankoor boo xamante ni li ñuy woowee détresse vitale la mun nga woote sur le numéro 15 15 boo xamante ni dinañ organiser en tout cas nan la ñuy walloo nan lañ lay walloo nan lañ lay yóbboo si hôpital yi si anam yu gën a rafet si anam yu gën a gaaw. am na tamit beneen numéro boo xamante ni dinaa ko fàttali mooy 800 00 50 50 numéro boobu nag pour renseignement la parce que am na nit ñu bari ñoo xamante ni dañuy woote rien que pour xam pour am ay renseignement ñooñu nag suñ naree woote ci numéro yi nga xam dañ ko jagleel nit ñi feebar dafay am embouteillage donc ku bëgg renseignement mun na woote ci 800 00 50 50 ku am cas suspect mun nga woote ci 19 19 koo xamante ni da nga sonn nekk ci kër ga soxla wàllu mun nga woote ci numéro 15 15. maa ngi daaneel ci gërëm sama collaborateur yëpp di gërëm encore ministère de la santé direction ministère de la santé yëpp. di gërëm sama collaborateur au niveau du SAMU national ñi nga xamante ni tamit ñoom du ñu yendal du ñu fanaana ba pare nag di ñaax population bi ci respect mesure de prévention wax nañ ko mais bamtu ko du yàq dara mun nañu sax nit ñi xam nañ ko mun nañ ko dañ koy réciter xale yi sax dañ koy fooyee waaye soo génnee ci mbedd mi yenn saay sa xel dafay xaw a tey parce que yenn saay da ngay gis nit ñi lu bari respecté wuñ ko te ci feebar bi en tout cas mesure de prévention yooyu ñooñu rek ñooñu ci mën a génne mooy raxas loxo utilisation gel hydroalcoolique respect distanciation ñuy bàyyi jokkalante bi ñuy éviter tamit rassemblement yi ba pare di sol masque ñi ngi wax ci lieu public bi sax mais man damay wax masque bis booy génn sa kër rek mun nga sol masque ba ngay dellu siwaat ci sa biir kër ci loolu nag maa ngi terminer di gërëm presse bi di gërëm Sénégal yëpp jërëjëf. maa ngi woote docteur Amadou Alpha Sall ki nga xam ni moom mooy administrateur général bu Institut Pasteur tamit mu waxtaan ak yéen ci prélèvement yi ak liggéey bu am solo bi nga xamante ni Institut Pasteur ak yeneen laboratoire tamit ñu ngi koy liggéey ci biir mbas mi. ma bëggoon xamal sénégalais yi ni tey am na ñetti weer bi mbas bi naan Covid 19 duggee biir Sénégal ci wàllu xeex feebar boobu. Ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dafa jagleel Institut Pasteur mu yëngatu ci wàllu test yi mu war a def ci laboratoire test yi ngir ku ñu yaakaar ni am nga feebar bi wala koo xam ne da nga jege ko am feebar bi wala koo xam ni kii da nga feebar nekk hôpital mu jagleel nu itam ñu dugg ci fi ñuy xalaatee mbirum ni ñu war a xeexee feebar bi ak ci biir opération yu nekk nan ngeen ci war a jubloo ñetteel bi itam mu sant nu ni ñu xalaat ci wàllu feebar bi ni muy lawee ak bépp xam-xam bu am ci wàllu ni ñuy fajee nit ñi ñu ànd seeg ñeneen ñi ci dispositif ministre de la santé ministère de la santé seet nu ñuy fajee nit ñi. ci wàllu test laboratoire yi ñetti laboratoire la ñu def yi nga xam ne yooyu la Institut Pasteur yore mu am benn bu mag bu nekk Dakar am benn bu nekk Touba daal di tàmbali 14 mars ci gannaaw. ak benn bu nu def Kolda bi nga xam ne mi ngi tàmbali 9 avril ci gannaaw wàllu laboratoire yooyu li taxoon ñu def ko rek mooy dañu jàpp ni feebar bi fépp fu mu nekk rek war nañu fa def ay jumtukaay yoo xam ni dinañu mën a daal di génne feebar bi fépp fu mu nekk te buñ ko génnee itam ñu mën a góorgóorlu ba feebar bi jóge fa am na ay foyer yoo xam ne amoon na fenn ci yenn zone yoo xam ni ndax taxawaay boobu tey génn na fa wala malade yi fa nekkoon alhamdulilah faj nañ leen. ñetti weer yi ñu passé li ñu ci mën a am ay jàngat mooy test yi Institut Pasteur def juróom benn fukki junni test romb na ko bi nu dooree ba tey. ñaareel ba li am solo ci loolu mooy test yi diggante bi nu dooree léegi yokk nañ ko lu mat ñaar fukki yoon par rapport ak bi ñuy démarré. loolu li muy firndeel rek mooy feebar bi fu mu toll dana war am taxawaay boo xam ne bi day gunge stratégie bi nit ñi def te stratégie bi bu laajee ñu yokk capacité itam dañ koy def. ma bëggoon wax ne ci début bi
Institut Pasteur amoon na capacité pour def 500 tests maanaam juróomi téeméeri test bés bu nekk waaye tey ci ndigalu ministre de la santé yokk nañu ko ba tey bés bu nekk Institut Pasteur mën a def 2,000 test ngir mu wóor nañu rek li sénégalais yi soxla pour xeex feebar bi dina fi nekk. ñetteelu jàngat bi nu war a am itam moo di ni ubbi ay laboratoire feneen ci biir Sénégal lu mel na Touba wala lu mel na Kolda day yombal liggéeyu zone yooyu li tax yombal bi am solo moo di feebar bi day law te fu mu law rek dañ fa war def jumtukaay yi mu laaj. ñeenteelu jàngat bi mooy ñoom professeur Seydi professeur Beye ak Bousso wax nañ ko léegi teel a jot nit ki nagam am na feebar bi wala feebar dafa am solo ndax loolu mooy yombal wéram moo tax Institut Pasteur def ay jumtukaay ba prélèvement bu fa xas a dugg balaa muy mat fan ñu delloo résultat boobu loolu dafa am solo. ñeenteelu jàngat bi nu am ci activité bi moo di ni que am na ay jumtukaay ci xarala yu bees yi ñuy wax plateforme digitale yoo xam ni day tax ni résultat yi bu ñu ko amee médecin yi war liggéey ak moom ci terrain bi jot si bu gën a gaaw loolu ñu biñ ci waxtaan ak ñoom ñu bare kontaan na si maanaam mën nañu téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ak ñett yi nee nañu kontaan nañu si ba jox nañu sax ay xalaat yu ñu ko mën a améliorer. ci wàllu boobu bés bu nekk dina am lu mat téeméer ak juróom-benn fukki nit yoo xam ne nañ dugg foofu pour gis seen résultat ndax liggéey bi gën a mën a gaaw. leneen li ma bëggoon wax itam moo di ni que ci wàllu toppatoo malade yi dafa am liggéey bu am solo bu ñuy def ak waa équipe professeur Seydi liggéey boobu moo di ni que képp ku nekk malade ñu koy suivre ci wàllu laboratoire ak ci wàllu médecine dafa am solo ñu teg benn liggéey boo xam ne bi traitement yi ci anam yi ñu koy defee ak ci wàllu wu nekk dañ koy saytu di xool nan lañ ko mën a yokkee mu gën a baax loolu dafa am solo ndax daf ñuy permettre bu amoon tey ay pàcc yu bees wala bu amoon tey loo xam ne lii ci liggéey bi ñu def am na nu ko mën a améliorer dinañ ko mën a def. li ma bëggoon wax itam mooy ñetti weer yi lim nu jàngal moo di ni feebar bi toogul day changer di yokku di soppaliku te li mu laaj ñu def moo di ñun tamit ñuy changer di soppali suñu doxin ngir liggéey bi mën a permettre ñu jële fi feebar bi. waaye ñun ñiy liggéey ñëpp ci feebar bi ci ndigalu ministre de la santé ak waa nguur beeg autorité yi bu dee dañ ci am wàll wu rëy sénégalais itam am nañ ci wàll wu rëy wàll boobu tey fi mu toll nii tey la ëpp solo pour que nit ñi daal di respecter lépp lu nu naan mesure mooy prévention mooy raxas loxo yi di utiliser gel hydroalcoolique yi ak mesure barrière lu mel ne demee masque dajaloo bu mënul ñàkk nit ñi respecter distance yi loolu dana am solo trop pour li fi teel a jële feebar bi waaye jëfee ko am na solo waaye itam jàngale ko moo ëpp itam solo moo tax ñuy ñaan sénégalais yi ku nekk ci ñoom ca kër ga nga dëkk ca quartier ba nga dëkk ak communauté ba nga nekk non seulement yow ngay respecter mesures yi waaye itam nga yeesi ñi nga gis ñi respecté wuñu ko ndax loolu moo fiy jëlee feebar bi. ma bëggoon daaneel ci di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci wàllu xeex bi jiital ci autorité yi autorité bi ci njëkk mu di borom réew mi ministre de la santé mi nga xam ne moom moo jiite xeex bi sunu collaborateurs yi nga xam ni vraiment macha allah ñoo ngi ànd ci liggéey anam yu rafet ku mel na professeur Seydi et puis di remercier itam waa kër ñu may liggéeyal Institut Pasteur ñi nga xam ni ñoom janvier ba tey guddeeg bëccëg ñoo ngi ci liggéey bi ngir xeex bi génn Sénégal fi génn suñu réew mi ma leen di remercier wasalaam.
saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer